chers internautes de Tako TV ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm seen biir émission Fagaru avec di émission santé bu Tako TV di leen proposer chaque mercredi tey nag ñuy dalal kenn ci kàngam yi nga xam ne tàmm nañ di leen dalal ci biir émission Fagaru avec ngir waxtaanee santé ak lépp lu laal ci wàllum santé loo xam ne population sénégalais lambda jàpp nañ ni war nañ ko mën a xam ci santé ci lu gën a primaire ci lu ñu war a jàpp ci wàllu jëm ci suñu wàllu wér-gi-yaram tax na tey ñu indi benn kàngam ci professionnalisme ci li nga xam ne moom lay def di Pape Maguette Niang di secouriste ñu dalal ko tey suñu biir émission Fagaru avec di waxtaan war a waxtaan ci li nga xam ne moo aju ci li nga xam ne ci wàllu secourisme lay doon Pape Maguette maa ngi lay nuyu. Ndeye Marème maa ngi lay ziar bu baax a baax di béggee ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy seetaan ci Tako TV di béggee ñi nga xamante ni ñoom ñooy ñi nga àndal ñëpp ak sa caméraman bu nice bi maa ngi koy béggee bu baax a baax a baax. merci beaucoup tey nag Pape Maguette ñu war a waxtaanee secourisme waaye secourisme choisir benn thème boo xam ne mën nañ ne actualité la mën nañ ne ordre du jour la jaadu na képp kuy sénégalais lambda ci ni ma ko waxee sànq jaadu na nga xam li nga xam ne mooy les premiers gestes de secours wala les premiers gestes de soins mu nekk loo xam ne thème la boo xam ne bu ñu choisir dellu si juste bàyyi xel askan wi le plus souvent li leen di arrivé jëm ci seen wàllu wér-gu-yaram mën nañ xam lan mooy les premiers gestes de soins Pape Maguette. les premiers gestes de secours. parce que bu fekkente ni soins la ñi koy def moom mooy ñi nga xam ne ñoo ci spécialisé comme des médecins wala des infirmiers. mais ñun en tant que des secouristes. am na ay gestes yoo xam ne mooy gestes de secours yoo xam ni mënul ñàkk képp kuy citoyen lambda da nga ko war a xam. tey jii nit bu xëm. sa kanam la daanoo. nan nga ko war a defal. nit koo xam ni dafa dagg sa kanam la daanoo nan nga ko war a defal. koo xamante ni si nii dafa am trauma. nan nga ko war a defal ku am brûlure ku am plaie yooyu yëpp. ñun mën nañ ci mën a taxaw ba nga xam ne dañ koy defal loo xam ne moom mooy li ay gestes yoo xam ne mën na ko sauver ba jusqu'à l'arrivée des secours yi nga xam ne ñoom ñoo spécialisé wu muy les sapeurs pompiers. donc cadre boobu noonu la ñuy ñëwee indi foofu noonu suñu waxtaan incha allah. mooy comme li nga commencé am na loo xam ne jàpp nañ ne kenn ku nekk ci ñun war na ko mën a xam suñ ñëwee ci les premiers gestes de secours secourisme doon loo xam ne dafa large dafa yaatu. mais am na loo xam ne jaadu na ñun muy man di yow di keneen ak keneen war koo mën a xam parce que ay cas la yoo xam ne daf ñuy arrivé plus souvent devant nous sous nos yeux ban réaction automatique lañ ci war a am par exemple tey jii mun nañ ànd ak kenn koo xam ne mu jékki-jékki rek fatt wala mu jékki-jékki évanouir loolu moom yéen en tant que secouriste ban réaction la ñu war a def rapidement ci moom pour mu mën a revenir ci boppam. waaw ñun nag en tant que des secouristes bu ñu fekkee koo xam ni dafa fat parce que am na loo xam ne dañu koy jàngal muy la protection dañuy protéger wu dañuy protéger wu ba pare avant tout parce que xamoo li ko fat ki xëm xamuñu li ko xëmloo dañuy protéger wu aussi ñu protéger la victime protéger ñi nga xam ne sax dañoo fekkee sax mbir mi mooy les tiers noonu lañ leen tuddee bu ñu ñëwee nag ba approché ko ñu doog a xam lan mooy lu ko dal. protéger bi ñi ko fekkee mooy maanaam baliser terrain bi. da ngay baliser pour ñi nga xam ne ñoom ñooy fekkee parce que jamono ji ñu toll jamonoy Covid ak lu nekk xew na. donc nit ñi nga xam ne dañuy fekkee wala yow mi nga xam ne da ngay dem pour jëflante ak victime boobu noonu. am na noo war a mel donc protection moo la koy may. xëy na bu ñu ñëwee tamit ci yeneen cours incha allah dinañ ñëw lan mooy protection pour gars yi gën ko xam. mais koo xam ni dafa xëm boo ko fekkee ni ngay war a njëkk a def mooy fexe ba libérer ses voies aériennes. parce que am na loo xamante ni moom mooy kii nekk tey bu fekkee ne jigéen la. dañuy takk ay col surtout ñoom suñu mbokk jigéen yooyu da leen gën a ëpp lu leen sonal. waaw mi ngi noonu dañuy takk ay col nan la ñuy évacuer les voies aériennes. voilà li nga xam ne moom mooy ni ngay dindee ñoom des fois dañuy takk ay col loolu amul benn voie sax. mais daf koy sonal mun nga ko tekki nànk. dañuy sol ay soutien-gorge mën nga ko dindi. ba ci yeneen yi nga xam ne ay gestes techniques la yu nekk ci yaram bi xëy na bu ñu ñëwee ci pratique dinañ ci gën a leeral. voilà mi ngi bu dee góor la tamit des fois des cravates yoo xam ne dañ koy takk ñoom da nga koy dindi wala nga desserrer ko mooy li gars yi di wax naan desserrer tout ce qui sert. donc yooyu aussi day am ci bu fekkee dañoo ñëw ba ci ku fat aussi mooy li ngay wax sànq mooy étouffement. daf ñuy dal jigéen ñi des fois ñu takk lu leen di étouffé loo wala des fois nga lekk lu la étouffé loo donc ñun bu ñu ñëwee am na ay gestes techniques yoo xam ne moom la ñuy def bu laajee ci pratique bi après dañ koy gën a expliquer pour gars yi gën ko comprendre incha allah rabbi voilà suñu jegee ci loolu fan yee passé exemple la sax bu ma bëggoon nga revenir ci un peu
dañuy bëri lu ñuy jàmbat ay sama tension bi damay miir des fois nit dox ba si yàgg xaw a am malaise. lan mooy expliquer ces genre de situation ak yéen en tant que secouriste bu ngeen ko fekkee ban réaction automatique ngeen di am ci loolu di nga xam ne mooy malaise bi dal nit ki. léegi dañoo toll ci jamono boo xam ne kenn wérul moo tax koo ci gis muy dox rek amaana mi ngi ak ay médicaments koo ci gis muy dox rek ku la ni man wér naa à 100% jafe na moo tax ñun kuñ ci gis rek ñu fekkee situation boobu li ñuy njëkk a def mooy dañ lay approché waxtaan ak yow ba mujj am avis médical parce que du ñàkk ni dafa feebaroon wala muy doog a jóge hôpital wala mu feebar tax te xamu ko donc ñu waxtaan ak moom ba am li ñu soxla bu fekkee ne nag dafa daanu soxla ay gestes yoo xam ne mën na ko jàppale ñu dimbali ko foofu noonu fekk woote nañ wala def nañu alerte pour les secours ñoom bu ñu ñëwee mën ko assister mën ko yóbbaale encore fi nga xam ne moom mooy bërëbu fajukaay voilà am na aussi li ñuy faral di jànkonteer ci li nga xam ne mooy kër yi yaay yi en plus surtout ñoom des fois les nourrissons wala les bébés di def yenn étouffement bi yow des fois sax sa premier geste de secours am na ñu bëri ci yaay yi duñ ko mën xaw ma duñ ko xam mais automatiquement dañuy affolé automatiquement dañuy jéem a di soit ñuy am tendance di xët xale bi wala di dugal seen loxo wala di ko jox naan ko jox ko mais wala jox ko nangam cas yooyu bu amee en tant que secouriste yow première des choses booy digal maman bi loolu dal ci doomam yow lan lay doon. xam nga bu fekkente ni cadre boobu mooy ni ñuy tuddee les nourrissons dafa am ñoom li ñu leen di defal cas boobu dafa particulier par rapport ak ki nga xam ne adulte la ak enfant parce que adulte ak enfant ñoom ñoo bokk ni leen defal ci cadre bu fekkente ni dafa am li ñuy tuddee OTVAS obstruction totale des voies aériennes mais bu fekkente ni nag nourrisson la moom dafa am beneen yoon booy jaar comme tey jii dañuy def ñun 5 claques dans le dos bu fekkee ni da nga bëgg a dindi désobstruer loo xam ne dafa fatal nit ki maanaam ku am ni ñu koy fot lañ ko mën a tuddee voilà mooy étouffement 5 claques dans le dos xam nga kooku mënoo ko dóor nourrisson voilà te loolu day rigoureuse claque yi day rigoureuse maanaam day fort pour nga xam ne da ngay bëgg a génnee li nga xam ne moom moo nekk muy corps étranger mais bu fekkente ni nourrisson la moom da ngay dóor nànk mais technique yi du bokk parce que bu fekkee dama fekk mag bu taxaw mun naa ko fekk mu taxaw ma dóoral ko amul problème mais xale su ma toogee sama tànk dama koy penser ci suuf su ma penser sama sànq ma tëral ko ci bu ma ko tëralee moom day dëpp léegi bopp bi moom mooy féete suuf tànk yi nekk ci kaw damay dóor mais du fort comme ni may dóoree mag bi su baaxul après li ñuy tuddee nag est-ce que dina pratique bañ a pratique après loolu bu fekkente ni doxul dama koy tourner bu ma ko tourner am na nañ li ñuy tuddee méthode Emlich bi mooy da ngay fexe ba fii nii da ngay def da nga koy serré bu baax jéem a def mu génn pour mu génn voilà léegi nag loolu xale mënoo ko def ndax yaa ngi am looy sóoraale boo ko tegee foofu ñun am na suñu technique boo xam ne moom la ñuy def ci thoracique bi bu ñu bësaat dina mën a désobstruer li nga xam ne moom mooy corps étranger pour mu revenir waaw pour mu mën a ñëwaat comme ni nga xam ne moom mooy ni mu waree suñu ñëwee ci personnes yi nga xam ne ñoo gën a exposé wu ci ay cas de secours par exemple ñan la plus souvent yéen ngeen ëpp ñu ngeen di sécuriser sa mbokku jigéen ñi ñoom xam naa ni parce que taxaw sax léegi ci oto sax dama miir daanu fët loolu moom amul sax demal ma ñëw mais bon lépp tamit sant yàlla rek parce que comme que yàlla may nañu ñu ngi koy mën a def noonu koy def rek à chaque fois te duñ ci xaar lenn mais donc ñoom jigéen ñi lan lañ war a di gën a di bàyyi xel surtout yenn ci jeune fille yi wala yenn ci femmes yi soit seen collin yi ñu bàyyi xel yuy seere ñuy sol wala lan lañ mën a def loo xam ne dina leen permettre ñuy éviter ces genres de situation comme ñoom ñoo gën a nekk personnes yi gën a ëpp ci loolu li nga xam ne da leen di daal jamono bu nekk nga xam lan nga war a sol jamono bu nekk nga xool nan nga ca war a demee parce que jamonoy tàngaay nga sol loo xam ni yow wóor na ne di nga étouffé wu ñoom daf leen di wóor ne dinañ étouffé wu mais dinañ ko def parce que bon pour beauté tendance bi voilà bu dee tendance dafa ërtal ndaw ñi fexe la bu mu la ërtal yow géreel fa nga nekkoon bàyyi xel sa wér-gu-yaram parce que gi nga santé bu amul mënoo def la nga bëgg a def loolu moom moo ci ëpp solo
pour man quoi. Voilà chers internautes yéen a ngi seen biir émission toujours fagaru avec ñuy dalal tey ki nga xam ne mooy Pape Maguette Niang di secouriste ñu ngi doon waxtaan jëm ci wàllu théorie di waxtaan lu am solo mais thème bi ñu tànn mooy les premiers gestes de secours nekk na loo xam ne théorie bi am na solo mais pratique bi moo ëpp solo ndax pratique ci ngay gën a am aperçu de la chose bi nga xam ne moom la ñuy waxtaanee moo tax à cela dañuy dem léegi ci pratique bi moom en tant que expert en tant que secouriste lépp li nga xam ne doon nañ ko waxtaanee dinañ ko gën a yaatal ci li nga xam ne mooy deuxième partie bi di pratique bi suñu thème bi ñu choisir tey. Voilà chers internautes comme ni ñu leen ko waxee sànq dañoo def deux parties partie théorie moom lañ nekkoon sànq di waxtaanee ak suñu gan tey ci seen biir émission fagaru avec dalal tey Pape Maguette Niang di secouriste deuxième partie bi nag moo gën a am solo li ñu doon wax parce que théorie neex na mais pratique moo ëpp solo ndax pratique dina la ci la nit di gënee am lu mu mën a captiver parce que boo defee dara ci kanamam ci la ko gën a mën a jàppee que na nga ko waxee rek dem ci loolu la ñuy ñëw ci pratique ci ngeen li nga xam ne moom lañ doon wax sànq am ku ñu jàkkaarloo tey cobaye def loo xam ne lépp lu ñu doon wax sànq ci moom lañ koy pratiquer ngeen gis en live pour xam ëllëg lépp lu dellu ci wàllu les premiers gestes de secours fu mu leen mën a fekk ngeen xam nan ngeen di réagir ak victime bi nekk seen kanam Pape Maguette. aywa donc on passe à la pratique. amul sax xalaat expliquer sànq ànd ak sunu cobaye bi madame noo tudd wala mademoiselle. Kimor ay ca kon Kimor la ñuy ànd ci pratique bi kon. kon li nga njëkk a wax sànq. koo xamante ni si nii dafa xëm wala sax dañu commencé ci perte de connaissance parce que moom mooy xëm benn yoon benn la moom ñun dañ koy tuddee ñun victime boo xam ne dafa inconscient mais dañuy commencé ci ku conscient ba après mu dem ba ci inconscience léegi ñu xool naka la ñuy defee victime boobu comme léegi soxna si mën nga toog donc kii ngeen gis ni dañu ko fekk nii mu toog peut-être am na lu ko dal xaw ma def naa li ma war a def samay protection def sama approche prudente bu ma ñëwee à chaque fois yow miy secourir toog bii ngay toog la ñuy tuddee trépied comme ni ngeen di yoree seen trépied ñun bii mooy suñu trépied parce que bu fekkee dama bëgg a secourir nit ki bëgg a toogee nii wala ma def ni buñ ma buuxee su ma dalee ci kawam dama koy gën a sonal mais lii mooy trépied buñ la buuxoon tey di nga mën a téye sa bopp waaw pour am équilibre voilà gis nga bu ma buuxoon nii laay def bu ñu buuxee tamit nii laay def comprendre nga fii laay waxtaanee ak moom su may waxtaan ak moom ne ko ah madame ça va yaa ngi si jàmm lépp jàmm bu baax a baax ah foo noo tudd Kimor foo dëkk xam nga kii kon ku consciente la victime bu consciente la bu fekkee ne dama ko fekkoon moom mu amee malaise la laay njëkk a waxtaan ak moom ci lii laaj ko ndax yàggu koo dal feebar bi nangam bu fekkente ni amoon na ay médicaments ma jox ko mu naan. donc première question yi nga ko laaj des fois victime mën na koo bañ a mën a tontu. des fois daf koy bañ a mën a tontu bu ko tontuwul nag da ngay xam ni kooku consciente wul du victime boo xam ni dafa consciente. kon là foofu la danger bi. foofu nag la ñuy waxee ni kii victime bu inconsciente la kon commencé na li ñuy wax li ñuy tuddee perte de connaissance da ngay gis fii mu commencé di def yenn geste wala mu tëdd xëm. comprendre nga. voilà léegi cadre boobu foofu la ñuy tuddee li ñuy tuddee CVC. CVC dafa am li ñuy tuddee conscience les ventilations les circulations bu fekkente ni conscience nekk fi ventilation nekk fi circulation nekk fi moom mooy kooku dee na. conscience nag mun na fi bañ a nekk ventilation nekk fi circulation nekk fi kooku nag la ñuy jéem a traité tey. d'accord comprendre nga. léegi maa ngi wax ak moom mu jékki-jékki xëm daanul tëddal xëm. kon kii ci commencement bi ngay waxee bi mu la répondre pare mën na jékki perte connaissance mën na jékki-jékki xëm te it mën nga tamit ñëw fekk koo xam ne dafa xëm direct su ma ñëwee madame ça va waxul noo def yaa ngi si jàmm déggul ma toogati mën nga ma jox sa loxo position bi xool sama position ba tey mën nga ma jox sa loxo joxul nga xam ni kii wuyuwul sa benn question boo xam ne posé nga ko réagirul amul benn réaction ma jël loxo ne ko doo seere sama loxo seerewul deful dara ma ñoppati ko wala ma laal fenn gisuma mu yëngu deful dara ma ne ah kii nag victime boo xamante ni dafa inconsciente la mais mi ngi respirer. mooy li ma la wax sànq conscience bi dem na mais ventilation baa ngi circulation. kon maanaam mi ngi dund. mi ngi dund. donc am na loo xam ni moom laa ko war a defal. sànq maa ngi la koy wax li ñuy tuddee libération des voies aériennes. mais avant boobu lan laay def mooy alerter
alerter xam nga alerter mooy wallu woote wallu secours yi comme tey ma woote bu dee sapeur pompier ma woote 18 voilà bu ñu leen woowee ma ne ko devant moi une victime inconsciente. ci fàttali maanaam lii ñuy def yi mooy les premiers gestes de secours. mooy maanaam comme sénégalais lambda rek. doon dox tey ci mbedd rek. kenn dal ko lii ci kanamam. wala mu dugg ci oto. kenn dal lii ci kanamam. premier geste de secours yi mu war a def. li moom la ñuy def nii. moom la ñuy nekkul ne professionnel nga wala nanga mais ku nekk lii war nga koo xam pour mën a dimbali doomu aadama bu am lii ci sa kanam. boo nekkee sa kër yow yaay sa secours su bopp loo ku fa koo xam ne am na lu ko dal mën nga koo mën a xettali loolu dafa baax sax nit xam ko. kon nag noonu la ñuy mujjee def su ma ko fekkee nii lan laay njëkk a def. mooy jéem a libérer ces voies aériennes après ma doog a ñëw ci moom ma defar ko moom en tant que victime defar ko li mooy premier geste de secours yi comprendre nga. su ma xoolee xam naa ni fii lépp jàmm. amul lu ko fi mën a déranger. ci bopp bi waaw. léegi fii xam naa ni takk na soutien-gorge ndax laa mën a daj ko. soutien-gorge bi da leen di xaw a sonal jigéen ñi. ma desserré ko na mel ni desserré naa ko. waaw bu ma ko desserré xam naa ni fii amatul lenn lu koy sonal waaw. léegi damay préparer victime bi. comment préparer la victime. gis nga ko nu mu tëddee nii. nu mu tëddee nii. bu ma koy defar. samay tànk xool ko ak samay loxo damay fexe moom mu jaaxaan. gis nga mais lépp looy xool ci articulation yi laay téye bugguma téye feneen ndax xaw ma lu ko dal mën naa ko gaañ bu ma téye feneen. articulation yi rek laay téye. gis nga ci conc bi daal. waaw conc yi nga xamante ni si bu ma ko téye xoolal. gis nga. defar nii loxo bi waaw loxo bee ni mu mel bëgg naa ko nii. mais ba tey maa ngi xool ndax moom mi ngi respirer wala du respirer. nan laa koy xool yàlla na benn méthode bu ñuy tuddee méthode Joy. mooy joue oreille ak yeux moom la ñuy wax Joy J-O-Y. léegi su ma ko fekkee nii damay yëkkati fii basculer su ma basculer nii. pour boobu teen. voilà mu teen. parce que bañ la chute de la langue. parce que làmmiñ bi bu fekkee ne ni dafa wadd ci biir. ci li ñuy tuddee pharynx larynx. kon moom du mën a ci nooyi. su ma ko yëkkatee ma xool nii su ma xoolee nii laay def xoolal nii. ndax mi ngi nooyi. loolu laay jéem a xool fii nii ndax mi ngi nooyi sama nopp bii nii. moom mooy fexe ma teg ko ci bakkan di xool ndax mi ngi génnee ay son. sama bët yi fii laa koy xool ci biir bi wala ci thorax bi ndax mi ngi def ay. ndax mi ngi jóg di wàcc. comprendre nga. voilà noonu la sama jour bi nag moom mooy sentir bu fekkente ni génnee na ay ngelaw moom la doon méthode Joy. loolu la lay facilité. c'est bon. su ma xoolee ba xam ni lépp nice. kon leen rek laa ko mën a defal mooy fexe ba delloo siwaat. bu ñëwaat waaw conscience. léegi foofu damay def li ñuy tuddee PLS. position latérale de sécurité. loolu moom moo koy may moom mi pour mu mën a nekkaat ba nga xamante ni si ni day respirer normal pour conscience am mën a ñëw. donc CVC. donc loolu pratiquement moo ci gën a am solo moom moo ci ëpp solo. position boobu rek lañ la wax moom nga ko war a defal CVC. donc C boobu noonu demoon moom laay fexe indi donc mën naa ko defal li nga xam ne moom mooy position latérale de sécurité bi. nii mu nekk su ma neexee ma defee ko nii su ma neexee tamit ma changé jël angle droit bi tegee ko fii damay bañ moom mu takk suuf nag. ma neexee mën naa teg fii angle droit bi tàllal say tànk bu baax gis nga. yëkkati benn tànk bi bii laay yëkkati lii laa ci soxla. loxo bi dama koy jël paume contre paume la ñuy wax mën naa def nii gis nga loxo bi. def nii tegal ko fii léegi su ma ko tegee fii. fii laay bàyyi jàpp fii jël tànk bi bu may xëcc rek. daf may topp voilà. lii la ñuy tuddee position latérale. am na ñoo xam ne fii la ñuy yem mais am na ñu gën a surle dañuy jël seen tànk bi def ko nii. pour toujours mettre ko à l'aise. pour mettre ko à l'aise moom li nga xam ne moom mooy victime bi. fii ba tey ma yëkkati. parce que dafa am ay liquide yoo xam ne mën na des fii. moo xam salive bi la ba tey ba ci langue bi bu ma neexee sax bay ubbi gémmiñ gi bu fekkee ne am na lu fa nekk. mën na wàccaale waa benn yoon. position bii nga koy bàyyi pour mu mën a ñëwaat ci conscience am. mais ba tey maa ngi koy surveiller. di ko xool. gis nga des fois ma def nii xool ndax mi ngi nooyi. gis nga
des fois ma jékki-jékki madame ça va di xool ndax mi ngi ñëw waaw di ko topp di ko surveiller ba li nga xam ne moom mooy secours yi doog a l'arrivée des secours. mais nii boo ko defee en général victime day ñëwaat dina ci saa si nii. boo ko defee nii connaissance commencé revenir. waaw kay connaissance bi demoon. day ñëwaat position bi moom moo ci gaaw bi la ñuy wax position latérale de sécurité. moom nga koy téye nii rek di ko xaar ba nga xamante ni si nii ñëwaat na bu ñëwaatee nga fexe mu jug toog commencé waxtaan ak moom pour mu bañ a delluwaat. léegi nii mun nga ko yëkkati mu jug toog nan lañ koy yëkkatee. te day ñëwaat conscience am day ñëw. ah moom mooy yëkkati boppam. waaw parce que da ngay xool ndax sa liggéey baax na est-ce que madame yaa ngi may dégg mu ko gis nga commencé na ñëwaat position bi nga tëdd nii lii mën nga ci nelaw kenn du la sonal. ñun bu ñuy nelaw sax léegi ñun nii la ñuy tëddee parce que dañuy dem ba xam ni bu ñu amee coono même bu dee 2 minutes de récupération nga am sax nii la ñuy tëddee pour day gën a gaaw suñu donc boo xoolee ah madame yaa ngi tane bu baax mu commencé di réagir nga xam ni kon kii ñëw na waaw kay conscience am mi ngi commencé waat ñëw ngeen ko mën nga jug toog mu ne la waaw ngeen ko jugal toog jugal. ah moom mooy yëkkati boppam mooy yëkkati boppam. ok c'est facile mais ba tey yaa ngi toog di waxtaan ak moom naan ko naw def léegi yaa ngi tane nangam. ma jox la lii ma jox la lii wala moom mu demandé ko nga doog ko koy jox mais ainsi nii nice day cool day nice. voilà nga toog waxtaan ak moom. voilà bu dee ci côté ku perte côté connaissance. voilà. voilà chers internautes première j'espère que li ñu indi woon tey ci pratique bi nekk na lu am solo pratiquement li ñu def nii mooy li ma tuddee sànq sénégalais lambda bu nekk jàpp nañ ne lii war nga koo mën a xam ndax du ñàkk ñuy dox ci mbedd nit jékki-jékki xëm. nit jékki-jékki miir jàppandu fenn yow mi nga xam ne loolu dal na la fi nga fekkee ko am na loo xam ne jaadu na muy les premiers gestes de secours nga xam ko ngir dimbali ki nga xam ne victime boobu nga xam ne ci sa kanam la daanoo ba en attendant ñi nga xam ne ñooy les sapeurs wala ñeneen yegg si pour mën a gën la appuyer ci lu ni mel Pape Maguette buñ jógee ci loolu lan la ñuy defaata lu topp ci geste premier secours en pratique. dañoo wax C wax V war a demaat ci C. maa ngi béggee bu baax sama mbokk équipiers yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci daayira Moustarchidine parce que ñoom ñoo ma jàngal loolu vite fait nem bon Croix-Rouge ñoo ma formé mais ñoom ñoo ma jàngal sama tonton Ngiraan big up maa leen di nuyu voilà donc bu fekkente ni dañoo jógee ci C bi dañuy dem ci V bi mooy ventilation ndax victime mi ngi respirer la moo lay mën a wax loolu mooy koo xam ne dafa faute mooy ki nga xam ne dafa am obstruction totale bu fekkee ne sama mbokk sapeur yi ñoom foofu la ñuy yem mais ñun dañ naan obstruction totale des voies aériennes mooy li ñu tuddee haute VAS ñun noonu lañ koy wax donc koo xam ne dafa faute wala boog mu am obstruction totale li ci ëpp li muy njëkk a def day téye gorge moom nit ki victime bi ala kulli xaal ku faute moom fii lay téye bu téye fii da ngay gis mu sëgg des fois day bëgg sax di sëkkat mais du ko mën parce que am na li ñuy tuddee obstruction totale. dafa am lu fatt moo xam corps étranger mi ngi fii fatt na fi li nga xam ne moom mooy voies aériennes dara mënatul ñëw mënul sëkkat mënul noyyi. téyel bu téye fii day ŋaan noonu lay jéem a def yow boo ko gisee rek automatiquement ne kii am na li ñuy tuddee haute VAS obstruction totale léegi lan ngay jéem a def nii laa koy fi ma ni mu sëggee nii laa koy naan sëggal mu sëgg ŋaangal mu ŋaang léegi man damay fexe jéem a placé wu tuuti ci ginnaawam nii gis nga sama tànk bi fii bii fii lii laay am kon loxo bi fii lañ koy teg ci diggante ñaari omoplate yi nga koy teg benn omoplate ñaari omoplate ci digg bi léegi fii la may njëkk a def mooy 5 claques dans le dos mais claques yi day rigoureuse su may dóor damay dóor bu baax 1 2 3 mais damay vérifier di xool ndax dara mi ngi génn wala ndax mi ngi sëkkat ba tey 4 5 bu fekkente ni méthode bi dafa inefficace ci laay doog a jàll ci li ñuy tuddee compression abdominale. mais nii mun nga koo def nit ko fatt mu deñ. laa ilaaha illallaah boo yoroon butéel am nga bëgg a dindi kubéer bi da nga koy dóor. gars yi xam nañ ko menuisier yi xam nañ wala ñi utiliser ay diluant. léegi ñoom bu ñu le fait que ngay fëgg loolu daf koy dindi. bu fekkee ne li may kii repoussé wul dara. damay dem ci li ñuy tuddee méthode Emlich. méthode Emlich bi mooy damay fexe def ay compression abdominale. compression abdominale nii laa dama koy yëkkatiwaat fii ma taxawee position bi. sama loxo bi fii lii
laay fexe mu tegu ci. moom toujours mi ngi jàpp put bi nii. ba tey bu ko neexee jàpp. mënatul léegi man damay def nii sama dënn bi. moom mooy tegu fii lan laay jéem a def goqi li nga xam ne moo nekk ci biir bi léegi fii bu tegoo fii ci suufi sternum bi damay goq damay gis goq. goq di goqi nanka laay def ba dama koy bañ a gaañ dégg nga. da ngay jékki-jékki gis affaire bi dina dañ. bu fekkente ni dañ na nga xam ni li nga bëggoon am nga ko moom dina sëkkat. wala nga gis dara ci suuf. wala moom mu commencé di nooyi. dina la wax ah wadd na wala. commencé ne dina def benn geste ngay xool bu fekkente ni ba tey ñëwul da ngay delluwaat ci 5 claques yi bu ñëwaatee nga defaat fi ba affaire bi di génn noonu la ñuy defee li nga xam ne moom obstruction totale des voies aériennes pour aider koo xam ne dafa fat maanaam dafa fot voilà fot lay doon amul wala mu mënul daal soit mu wan yàq wala mu wan ki ay comme xale yi waaw ay égat ay fukki dërëm wala ay égat affaire yooyu waaw yooyu yëpp mën na nekk mag yàpp mooy bu fekkee da nga sant Fall wala nga sant Dieng ak yooyu nga lokk yàpp voilà léegi yàpp boo xam ne mun na jàpp sa fii sa put bi kooku noonu nga koy jéem a dimbalee ba nga xamante ni moom mooy corps étranger bi dafay wàcc bu wàccee nag nga xam ni voilà li nga soxla woon am nga ko waaw daf ñuy dal mooy sànq li ma doon expliquer tamit ci xale tamit des fois nourrisson mën na def lu ni mel mais boobu tamit beneen geste la ba ci femme enceinte tamit beneen geste la moom nourrisson bi ñoo xaw a bokk ni leen di defaree seen geste yi dañoo fragile moom moo tax quoi voilà merci Pape Maguette je pense que de façon ramassée thème bi dafa large ñu ngi ciy waxtaan du lépp la ñu mën a indi mais dañuy indi loo xam ne jàpp nañ ne lu béyaa baa la loo xam ne nit ku bu ko jëlee buñ ko wanee actuellement ne que ça soit ci théorie que ça soit ci pratique dina nekk loo xam ne dina ko gaaw a jàpp dina ko gaaw a adopté ci moom ba nga xam ne situation yu mel ni bu présenté yoo ci kanamam dina réagir automatiquement fàttaliku li nga xam ne seetaan woon na wan nañ ko ci léegi mu pratiquer ko ndànk-ndànk lañ koy def petit à petit parce que booy jàngale doo ñëw def lépp da ngay def ndànk-ndànk pour à ce que nga permettre ñi nga xam ne ñoo lay suivre ñu mën a jël ci leçon ci li nga xam ne moom nga leen di wan ba nga xam ne dinañ ko gaaw a captiver Pape Maguette je pense que bu dee am nga loo siy dool loo xam ne war na mën a renforcer pratiquement li ñu def léegi ñu bàyyi la nga avant ñuy terminer l'émission. voilà li nga xamante ni si moom lay wax rek moom mooy ñun ñi nga xamante ni ñun ñoo nekk ci réew mi nekk ci société bi bu mu munti doon gestes yi ñuy def dafa jaadu pour ñun ñëpp ñu xam ko moo xam da nga nekk ci kër moo xam da nga nekk ci mbedd moo xam da nga nekk ci entreprise bu mu munti doon parce que lii dafa baax nga sauver nit bon da nga ciy am tiyaaba ñaar mooy nit ñaanal la rek mën na la yóbbu fu ne kon donc ñu gën ci bàyyi xel te ñu bañ ko caaxaane lii da ngay sauver bakkanu jàmbur li ñuy wax naan donner du sang sauver des vies mais itam nga sauver nit ki itam loolu kenn xamul ban fay la ci yàlla di fay donc loolu la ñu am ci li ñuy doole di remercier sama cobaye bu baax a baax ndax ku jàmbaare la voilà merci beaucoup Pape Maguette loolu lii nga xam ne moom lañ leen indiloon tey ci seen émission fagaru avec mooy li ma wax sànq de façon ramassée de façon li nga xam ne dañ leen koy indi petit à petit pour ngeen mën di comprendre pour ngeen mën ñu duñu suivre di mën a captiver li nga xam ne moom lañ leen à chaque fois fagaru avec nag tey dalaloon ki nga xam ne mooy Pape Maguette Niang di secouriste ñu waxtaan bu am solo jëm ci les premiers gestes de secours yi nga xam ne kenn ku nekk ci ñun war na koo adopté war na koo xam pour mën a secourir victime bi nga xam ne dal na ko dox na ci mbedd gis ku ni lenn dal ko ci li ñuy wax yëpp ci kenn koo xam ne war na koo mën a dimbali en attendant ñu koy defar leneen li nga xam ne moo ci topp du ñu def lu dul remercier suñu invité ñu ngi lay remercier bu baax ci disponibilité bi lan ngay tàggatoo di leen béggee bu baax di leen sant Ndeye Marème moom sama grande sœur la wax dëgg fi yàlla ku baax koo xam ni voilà depuis ñuy nekk xale ba ni ñuy toll nii yëpp mi ngi participer si ñun di remercier caméraman yi cobaye yi di remercier itam suñu mbokk équipier yi waa Croix-Rouge yi ñu formé sama mbokku garde rapprochée yeeg tout maa ngi leen di béggee bu baax a baax bégg naa ci yéen daal merci beaucoup yàlla baax na merci beaucoup Pape Maguette merci à l'équipe technique bi nga xam ne àndandoo ak ñoom suñu caméraman Maodo Ndiaye di remercier de passage aussi suñu cobaye Ramatoulaye Camara mi nga xam ne moo ñu doon jàppale tey ci pratique émission bi di remercier ñi nga xam ne moom lañu àndaloon mooy les amis internautes
di leen jox dig daje mercredi prochain incha allah ci seen biir émission fagaru avec ak beneen ndaanaan beneen expert ak beneen thème.